jàmm ci biir seen émission ziar nag nga xam ne mën ngeen koy am chaque soir après li nga xamante ne mooy JT 20h loolu yëpp nag du ma ci wéet benn yoon ki ma ci àndal tout au long de cette émission muy Oustaz bi nga xamante ne sama xarit la moom nag sama waay la Oustaz Modou Fall ñu koy nuyu bu baax moom aussi di ci am suñu invité aussi tey nag ki ñu dalal ci suñu plateau muy monsieur Amadou Seck moom nag mooy directeur général Eurogem Sénégal moo nekk aussi li nga xam ne mooy président UPIC alors tey nag moom la ñu dalal ci suñu plateau monsieur Seck dañ lay nuyu di la dalal di la bàyyi nga nuyu téléspectateurs yi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu téléspectateurs yëpp. di jiital ci nuyu bi Oustaz Fall di ko sargal ci émission yu am solo yu muy def. mu koy déglu bés bu nekk. di la nuyu yow yaa awe di la félicité ci émission bi contenu bi ak qualité bi. merci di la nuyu di la encouragé tamit parce que liggéey yombul gis naa ni critiques yi ñu ngi ci mais loolu ça ne t'empêche pas d'avancer. bien sûr donc may nuyu di leen dalal fii. di nuyu téléspectateur TFM yi ñuy seetaan. di nuyu employé TFM yëpp. di nuyu borom kër gi Youssou sama xarit la. di nuyu di sargal sama yaay Adja Fatou Dieye Massamba Yëri nga xam ni moom ma koy ñaanal mu yàgg fi lool lool te wér di nuyu sénégalais yëpp di leen ziar di leen balu àq di leen bal àq. macha allah am na solo alors monsieur Seck say journée ci weeru koor bi nan nga koy dundee. alors man samay journée ci weeru koor bi dama koy ni ma ko mën a waxee mooy. man dama daan woor benn xaaj bi Sénégal. beneen xaaj bi yàlla def na fukki at a ngi nii maa ngi koy wooree Makka fa lay terminé di siyaare yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam donc foofu nag bi ma fa dooree dem ma gis système bi ni muy doxee man ma adopté loolu. guddi laay liggéey. c'est-à-dire que bu ma dogee ndogu ak sama famille ñu julli. ba julli gee naafila damay tëdd. su ma yeewoo ay booru minuit ci lay commencé liggéey damay frais heure boobu ma mun a liggéey soit ma liggéey ci kër gi wala ma dem ci bureau bi su dee ay dossier dañ ma fay woo wala ma dem ci usine bi xool production yeeg yooyu naka lay doxee donc bu ma ñibbisee damay xëdd ak sama njaboot am naa doom bu am Mohamed bu am 11 ans nga xam ni dafa bëgg a woor mais il faut mu xëdd macha allah ñu xëdd julli après ci lay doog a tëdd ba booru 1 heure ci lay yeewu nag après doog a entamer sama journée man noonu lay doxee journée koor bi su ma nekkee Sénégal. D'accord alors beneen aspect aussi monsieur Seck comment se porte votre secteur d'activité bu ñu xamee ni ci li ngay yëngatu par rapport ak li nga xam ne mooy Covid 19 bi ñëw lëmbee àddina. waaw Covid 19 bi je pense que tey ñëpp xam nañ ni pandémie bu nga xam ni dafa impacté tout le monde lu nga xam ni daaneel na Amérique daaneel France daaneel Italie Espagne doog a yegg Sénégal daf naa monde bi yëpp xam nañ ni que daaneel na ñëpp te tey maa ngi déglu ñu naan am na déjà 300 000 morts mooy lu bare. donc sensibilisation bi mu ngi dox te ñëpp ñu ngi koy déglu. donc ñun dañ ci war a ñun pays africain dañ ci war a am jàngat. parce que tey boo gisee suñu économie Afrique ak économie Europe. pays développés yi bokkul. ñoom économie de luxe la ñu am mooy ouvrier bi gën tuuti sax il faut mu voyager. il faut mu dem hôtel. il faut mu dem restaurant. il faut que ceci cela. donc moo tax mbir mi metti ci ñoom. yooyu yëpp dañ ko arrêté. ñun Afrique. suñu économie de subsistance la mooy li ñu gën a intéressé mooy les secteurs de la vie les services de la vie mooy li ci jiitu mooy santé parce que il faut que ñu jàng ci suñu gouvernants yi ñu def ay hôpitaux de dernière génération ñu ñi di ci plateau médical loolu lu am solo la ñu alimentation bi mooy secteur bi ma nekk alimentaire bi ñu développé ko ba nga xam ni autosuffisance am muy ceeb di blé di diwlin parce que tey concept bi ñuy wax mondialisation globalisation doxatul pandémie bi ñëw na ba dindi loolu ku ci nekk yaa ngi tëju sa dëkk di wut sa doole bopp pour jéem ci génn donc jàngat boobu dañ ko war a dox te Covid bi am na ñu xool aspect positif yi bu ñu nee Sénégal am na ay aspect positif tey dëkk bi man damay génn guddi dama am autorisation dafa set wecc dëkk bi set na wecc
tey nit ñi dañu respecté transport yi respecté jaayu mburu bi même début bi wax nañ ñu jafe na nit ñi rang tey adapté wu nañu. nit ñi rang bi wàññeeku na boulanger yi jël nañu ay dispositions pour teel a liggéey. donc secteur yu bare muy transport hôtellerie bi état bi quand même def na ay jéego dimbali nit ñi accompagner leen ba nga xam ni tey am na secteur yu nga xam ni yëguñu ko trop. ñu ngi koy affronter ci jàmm ak salaam. secteur agroalimentaire. ñun ñëpp impacté nañu mais impacté wuñu ci suñu production yu ñuy liggéey ñu ngi koy liggéey di ko jaay. donc fi ñu impacté mooy approvisionnement yi matières premières yi conteneurs yi yéex na affaire yi loolu indi na problème parce que ñëpp a ko am mais da ngay jël sa ay matuwaay. impacté nañu ci employé yi parce que tey chauffeurs yeeg coursiers yeeg yooyu yëpp ñi jël transport en commun yi wax nañ leen ñu toog seen kër. pour yokk seen kaaraange. télétravail bi moom la ñuy def mais teewul li ñu impacté yëpp comme secteur mi ngi dox ñu ngi leen di fay entièrement seen salaire. d'accord je pense que loolu lu am solo la. lu am solo la monsieur Seck précision yooyu nga indi aussi alors tey dama dégg sànq ci sa biir wax may rebondir foofu nga nekk gouvernement bi jël na ay décisions par rapport ak jaay mburu bi mais tey nan nga gisee ban appréciation nga ci am que ñu ne boutiquiers yi yeeg yooyu yëpp dootuñu jaay mburu et que mburu vraiment dañuy respecter distanciation yi am na sax ñu dem ba ci biir ne léegi da ngay toog sa kër ñu livré la. d'accord donc yooyu boobu ban appréciation nga ci. waaw loolu man am naa ci gis-gis parce que en plus de directeur général Eurogerm dama am école bu tudd ISBP Institut sénégalais de boulangerie pâtisserie. bu may former ay jeunes. parce que ñun dañuy liggéey ci produit yu nga xam ni mooy dem ci farine bi ak mburu mi. donc secteur bi xam nañ ko moo tax ma créé école boobu pour former ay jeunes. parce que dañu gis ni ay jeunes yu qualifiés. boulangerie yooyu amul. donc ñu leen di former te ba léegi ça fait 2 ans. ñi ñu formé yëpp ñëpp ay liggéey. amul kenn ku ci chômé moo tax état bi di ñu jox ay yokkal ñu ay élèves. alors donc loolu gis-gis bi ma ci am mooy ministre bi Assome suma xarit la suma jigéen la. def na ci ay jéego yu mag pour créer lu ñuy wax plateforme. mooy plateforme boobu di jox mburu mais canal de distribution la rek bu nga xam ni existé na avant. gis nañu publicité yi ay ñoom Rapidos et cetera ñoom ñëpp ñu ngi koy def. mais man li ma ci jàngat bi ma ci am mooy. loolu mën na satisfaire 10% commande mburu bi parce que ñëpp duñu commander mburu ci seen téléphone. ñii amuñu crédit ñii amuñu adresse. connexion et tout voilà donc c'est un peu compliqué. canal de bu nga xam ni nekkoon na fi moom mu ñëw aussi jël ko ma ko ci félicité. mais li ñu war a def naa mooy ci distribution mburu bi wax naa ko def naa interview ci quotidien national. mooy ñu interdire boutique yi c'est normal pour respecter les normes d'hygiène. Bien sûr. mais surtout ñu jox boulanger yi ñu répertorier ku ci nekk nga am ay kiosque am yu nga xam ni di nga mën jaay dans des conditions d'hygiène et de salubrité. te loolu am na norme bu nga xam ni bind nañ ko ak waa direction du commerce te loolu ñu ngi koy commencer appliquer. te bu soobee yàlla boo gisee bi ñu waxee interdit mburu bi nit ñi dañoo rang ci boulangerie parce que boulanger yi préparé wuñu woon. mais léegi ñoom mesure d'accompagnement voilà léegi yaa am na mesure yooyu boulanger bi dana teel a liggéey am stock bu doy comme ça nit ñi bu ñu ñëwee mu jox leen ñu mën a dem. d'accord merci beaucoup monsieur Seck leeral yi am na solo alors tey juste avant que ñu dem ci Oustaz Seck tey ban message ngay lancer ci li nga xamante ne mooy par rapport ak Covid-19 bi ci population sénégalaise tey ban message nga leen di. alors ban message bi may joxe mooy Covid bi. daf naa ñëpp xam nañ ni am na te day faat mais message bi may gën a joxe mooy suite li ñu ubbee jàkka yeeg marché yeeg yooyu. loolu mooy sénégalais yi il faut que ngeen responsable. ngeen jël seen responsabilité muy tëj beeg ubbi bi yëpp bu dee nit ñi responsable ñu respecté wuñu geste barrière yi xamuñu ni ñuy toogee. loolu du baax. gis nañu dëkk yu nga xam ni Liban dafa déconfiné. mais dafa déconfiné mais dafa confiné waat ci saa si Ghana pareil dafa doublé ñu confiné waat donc ñun li ñu war a def mooy jël ay matuwaay boo gisee Mali jàkka yi man damay julli jàkka tàmm naa ko lool mais ñun suñ jàkka ji imam bi dafa nit ñu toog ñu xaar ba ñu discuter ba xool naka la ñu war a def te loolu responsabilité boobu man moom laay rafet ne ku ci nekk sax na nga indi sa sijaada bopp di julli parce que gis nañu Mali imam yi ñoo jëkk gaañu maritali parce que
da ngay jiite tisbaar kee jiite takkusaan kee jiite timis virus bi foofu lay des. donc léegi dañ ni ñun suñ jàkka ji dañ ni ku nekk na indi sijaadaam. donc mesure yooyu il faut que sénégalais yi jël ko. ñu appliquer ko liir naa tey suba ñu ni virus bi du dañ ba jamais loolu mooy. wax ji bu ñu tëjee nit ñi kaas bu ñu ubbee nit ñi kaas. je pense que li gën daal mooy jël sa ay matuwaay. jël sa ay responsabilité pour que lii mën fi jógee. parce que mun na am ñu dund ak moom. donc ba léegi tey yi ñu wax raxas set ay yooyu rek la yu nga xam ni daf naa jafewul. te loolu incha allah buñ ci jàppee dana baax. d'accord am na solo alors monsieur Seck tey ban thème nga bëggoon ñu waxtaanee tey ak Oustaz. waaw man thème bi ma bëggoon ñu waxtaan mooy thème mu koor parce que man dama fonk koor. te may wax oustaz que li ma gën a manqué mooy période yi daf ma daan fekk mag. donc sama xel yëpp foofu la nekk. di xalaat Médine di xalaat Kaaba gi di xalaat yëpp. parce que nekk nañu ay chef d'entreprise yu bare fa lañ daan dajee. toog waxtaan dañuy am suñu ni ñuy gisee foofu sax waxtaan duñ ko mën def Sénégal. ndax activité yi. alors man li ma bëgg mooy koor. dañ ni baax na ci santé day defar nit ñun ñëpp ñu ngi woyaf ñu ngi leer macha allah léegi dama bëgg nga wax nga baaxee ma ngëneelu koor ci jullit ak koor bu yàlla nangu ak koor lan la ci yàlla wax parce que koor foog naa ni am na solo chaque année ñu def ko ñi fonk ko lu dul koor mais weeru koor ay ngëneelam koor bu yàlla nangu lan la ci yàlla wax loolu laa bëgg daal oustaz nga baaxee. macha allah ay oustaz. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin. mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ñu ngi nuyu mbooleem téléspectateur boo xam ni jamono bi yaa ngi jàkkaarloo ak télévision Futurs Médias. nuyu soxna yaa awa sunu jigéen sunu soppe sunu xarit ñaanal ko yàlla moom itam yàlla na ko yàlla yokk dëgëral tey nag am na lu mbégte sunu soppe bi nga xam ne moom la ñu dalal mu tànn nag thème bu am solo muy ngëneelu koor jullit bi bu wooree ba koor gi jeex ana lan la ko ci yàlla dig ndax sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni yàlla moo waxal boppam ni as-sawmu lii wa ana ajzi bihi yàlla nee na koor sama yëf la te bu ëllëgee yowmal xiyaam maa koy fayal sama bopp nit mën na julli nit mën na génnee azaka nit mën na génnee sarax yooyu yépp mu am ci yiw bu ëllëgee su ko yàllay fay yàlla mën na jël tiyaaba bi jox ko malaaka ni ko joxal ma diw waaye koor nag yàlla nee na mais amee lay doon jullit bi nga xam ne xëy na bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi lépp luy caaxaan ci weeru koor gi nga xam ni jaamu yàlla dong nga tax mu di ko def suñu borom nee na kooku bu ñëwee ëllëg yawmal xiyaam dama koy fay mais amee waaye la ca dàq mooy la sayduna muhammad waxoon yonent bi daf ni assiyaamu wal quraanu yashfa'aani lil abdi yawmal qiyaam sayduna muhammad nee na bis pénc am na ñaari avocat yoo xam ne dañuy plaideel jaam bi ëllëg ci kanamu yàlla ñu ne ko kan ak kan la mu ne jaam bi daan jàng alquran su dekkee alquran dana ko plaideel ñu ne ko ku ñaareel ki kan la mu ne jaam bi fonkoon weeru koor du ko fowee du ko kafee heure bu koor gi ñëwee mu woor jàppee ko jaamu yàlla yonent bi nee na kooku yowmal qiyaam bu dekkee koor day doon avocat wam digganteem ak boroomam naan ko yàlla rus ma ci sama jaam bii ndax maa ko tere woon a lekk bëccëg maa ko tere woon a def naka sudul noonu yàlla jaam bii ku fonkoon weeru koor la daawu ko sàggani mukk avocat boobu di la plaideel sa kanamu ci kanamu yàlla loolu koor la te li la koy may mooy nga fonk weeru koor ngir bu ëllëgee boo taxawee ci kanamu yàlla am avocat fii ci àdduna léeg-léeg nga am problème dem tribunal ñu ne la ndax am nga avocat waaye bu ëllëgee yowmal xiyaam it ñépp fa soxla avocat bii tax nag yàlla jéggal la say bàkkaar mooy weeru koor ak jàng alquran kon koor gaangoog lépp nekk ay ngëneel yàlla yàlla defal ñu tawfiix yaa aw ba suba ak jàmm insha allahu taala. jërëjëf oustaz leeral yi nga indi tey amatina solo alors ñun nag fii la ñuy jaar di leen tàggu. vraiment di leen baal ma balaa ngay tëj. waaw monsieur Seck am na cadeau bu nga xam ne maa ko indil oustaz. ah macha allah baaxee ko ci koor gi. oustaz yow mii. man fan si la lii daal dinaa ko ci def ci koor gi baax na rek ba mu sotti rek. ñu ko déwén yu bare waaye.
ah oustaz sa jàllaa rafet na de. macha allah nga def tout blanc Ndiaye. bu ma catu. oui ma lii nag da nga ko waroon def ci conférence yi rek. ayca jërëjëf monsieur Seck vraiment ñu ngi lay remercier ci sa disponibilité donc di jaajëfal oustaz aussi di leen jox rendez-vous suba incha allah ak beneen invité.